asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Thiès Média tey ji nag ñu am mbégte ak contentement bu baax a baax ñëw di leen dalal fi nga xamante ni mooy académie Baye Gana Kébé ñu gën ko xam ci APLEX muy école bu mucc ayib boo xamante ni fii ci diwaanu Thiès la nekk ñu gis nag vu li mu am ay résultats ci bac bi am ko aussi ci li nga xamante ni mooy BFM bi li wane xarante école bi nag tey ji dinañ ko indi waxtaan kook yéen ba nga xamante ni doon na loo xamante ni fu waay mën a nekk rek soo mënee indi sa doom ci école bi ngay indi ko ndax njàngalekat yi dëgg-dëgg suñu borom may na leen ab xarañte bu baax a baax gis nañu aussi secrétariat bi nekk ci biir accueil bi fi nekk gis nañu aussi le directeur général bi nekk ci biir ni muy doxalee ak école bi muy académie Baye Gana Kébé su ko defee rek mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Thiès Média ñu dugg ci biir wan leen li fi nekk let's go. wala mbokk yi ñuy seetaan ba tey rek ñu ngi waat fii ci APLEX ñu gën ko xamee ci académie Baye Gana Kébé tey ji nag ñu ñëw nag fekk si ki nga xamante ne mooy le directeur moom nag moo ñu yaatal dalal ñu ba ñu bëgg a waxtaan ak moom li nga xamante ni mooy APLEX naka lay doxee ak naka lay tëddee su ko defee rek ñu mbokk yi xarit ñu bàyyi ko mu daal di nuyu ñu dugg ci waxtaan bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar di nuyu mbokki Thiès Média di nuyu académiciens yi ak académiciennes yi ak waajuru élèves yi ñu yaakaar am ci ñun confiance ba yónnee ñu seen doom yi ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum di nuyu ñëpp di nuyu mbokki Thiès yëpp. jërëjëf monsieur le professeur lañ mën a wax wala ñu nuy directeur bu ñu ci wax baax na parce que moom ay casquettes yu bari la doon toogee suñu première question nag dañ koy dikkee ci wàllu bac bi ak BFM bi résultat yi ngeen am wax dëgg yàlla ba Thiès di ko waxtaanee mu nekk résultat bu satisfaisant lan nga ñu mën a wax seen rigueur la seen xarañte la seen cours yi ngeen doon joxe moom la wala lan moo ko indi loolu yëpp. ñu santaat yàlla parce que àdduna boo amee santal boo ñàkkee santal la ko tedd gi Sëriñ Tuubaa daan wax rek nooy nit gu nekk ak cant la war a doon ci borom bi te man loolu laa gëm. kon bu ñu toogee fii ñuy école boo xamante ni bokk nañ ci école yi mujjee judd Thiès ba tey jii man ma bokk ci directeur yi gën a doon ndaw it ci dëkk bi yaakaar naa sax maa ci gën a doon ndaw nii ba fii ma toll yaakaar naa kon nag bu ñu amee résultat bu mel nii dañ koy sante yàlla subhaanahu wa taala gërëmee ko aussi waajur yi nga xam ne am nañ yaakaar ci ñun ba indil ñu seen i doom ñoom it dañoo jàppale ndax xale boo ko yaree fi nga ko war a yaree mu am kilifa boo ko teree mu bàyyi boo ko diggalee mu def xale boobu boo ko jàppalee bu la déggalee tuuti yàlla mën na ko may mu am bu amul renit bu ñafee góorgóorlu ndax yàlla moo xam lan moo tax am ak ñàkk am bu muñee bu déwénee yàlla mën na ko may mais bañ a am moom man d'accorduma ko ci xale bu yaru man damay faral di leen wax yéen ñëpp ñu fiy jàngee seen ndey yi kenn gënu leen chaque fois bu école di waaju ubbi dinaa toog daf fii ñaari raaka moo tax nag ku ma gis nga jàng see fi rek damay jàpp ne seen ndey yi dañoo baax moo tax yenn saa yi dama leen di dajale fenn su ma leen di yedd ma leen kenn ku nekk na wéet àtte yaayam di nga xam ne sa yaay muñ na sa yaay ñafekat la sa yaay ku baax la kon kooku noonu man sama maam moo daan wax naan borom ndey ju baax day metti rek bu fa xastaloo aussi du àgg suuf mukk kenn du ko reetaan noonam du ko reetaan mukk toujours man leen yéen ñëpp da ngeen a am chance boobu ay boromi ndey yu baax ngeen te borom ndey ju baax boo góorgóorloo tuuti yàlla dimbale la kon résultat yi yëpp man de ñi ci am ñëpp tuddee naa ko seen yaay yi ndax yaay daa sonn ci doomam fii ñun yaay yi lañ xam papa yi li ñu fi xam bëriwul yaay yi ñooy lijjanti ñooy toppatoo ñooy ñëw ñoom ñooy ciy dox ñoo ciy sonn kon résultat yi yëpp muy bag ak BFM képp ku ko ci am tuddee naa ko sa yaay képp ku ko ci amul it maa ngi jéggalu ndax yaakaar daa foor amoon nañ ci ñun yaakaar dénk ñu seeni doom fay dafa metti xale bi bu ci amul bac mën naa naqari sa xol wante ñun ñëpp ñu jëlaat lépp delloowaat ko borom bi te ñu xam ne nag ne ñun li ñu war a def nañ lépp loo xam ne ñun suñu wareef la def nañ ko ci école yi pour xale yi am xale yi ñuy déggal xale yi nga xam ne am nañ kilifa boo leen teree ñu bàyyi boo leen santee ñu def mën nañoo wax ne 99% ci chance te ñoom am nañ ko loolu daal moom leer nañu ñi amul nag du ma leen sikk de mais dama naan nag nañ gën a farluwaat ñenn ñi aussi xam nañ seen bopp olof Njaay moo naan ku wéet xam sa bopp ñenn ñi nañu changer seen comportement te dem am kilifa dem jàngi suñ ko deful it muy déwén muy beneen année it dinañ yeex a dégg bac wala BFM ndax bac ak BFM yi dafa am ngërëm gu muy àndal dafa am confiance bu muy àndal dafa am yaakaar bu muy àndal bu fekkente ne yow amoo yar bu fekkente ni yow amoo benn teggin bu fekkente ni yow faalewuloo kenn bu fekkee bu ñu lay yedd nga ne force man damay am ñu toog di la seetaan affaire yi moom du fen résultat du fen te école bu man di nekkit ci àdduna
moom balaa bac ak BFEM di ñëw moom ñoom dinañ def benn statistique bu war a xam ñaata ñoo war a am ñun suñu résultat yi li ñu koy toox naan baax na ñu bëri tey ñu ngi fiy toog yàlla rek moo xam lan moo tax amuñu de mais ñoom ñëpp mérito woon nañ pour am surtout bac ak BFEM bi xam naa fi ay xale yoo xamante ni seen ndey yi gërëm nañ leen ñaanal nañ leen ndax yar bi ñu am ba ñu amul BFEM man seen yaay yi laa njëkk a xalaat ak ba ñu amul bac am na ci ñoo xam ne maa jël sama téléphone woo seen yaay yi di leen massawu woo seen yaay yi di leen jéggalu ndax man mi aussi am naa droit njéggalu ndax dañoo maa yaakaar ba indi seen i doom ci man te man damay faral di wax toujours naan yàlla du tas yaakaar nit mooy tas yaakaar xëy na nag li tax amul sama loxo mu ngi ci biir xëy na yàlla rek a xam mais su ma sañoon ñoom ñëpp ay am ndax wax dëgg yàlla samay xarit lañ samay doom lañu déggal nañ ma te am na fu ñu ma teg nag wax dëgg yàlla su ma sañoon ñoom ñëpp ay am mais ñàkk am bi daal nañ ko sante yàlla kon bac beeg BFEM bi mu ngi noonu seul le travail paie di ko gërëmee aussi professeurs yi nga xam ne ñoo ma jàppale di ko gërëmee waa administration parce que benn loxo mënul takk tubéy il te faut groupe jàppale la pour ñu mën a réussir kon nag liggéey bi prof yi la administration bi la élèves yi la ñun ñëpp bëggandoo jàppandoo ñun fii dañoo def benn révision boo xamante ni pour wan la am na élèves yoo xamante ni tey amuñu bac wala BFEM ñun bañ lay gëjee gis ci école bi mat na weer te fii ku fi inscrire ngay def BFEM wala bac dinañ wax ki la fi indi tant que newuñu suba la ñuy def BFEM wala suba la ñuy def bac ñun duñ arrêté suñuy cours mais am na ci ñoo xam ne ba nga leen gëjee gis mat na weer léegi nag amuñu day bëgg a rey nit ñeek ay lii lañ ma téyeeg nombre de points lañ ma téyeeg livret lañ ma téye élève bii daw jàng dafa am lu ñu tuddee livret loolu aussi c'est occasion la ma leeral ko ci livret de baccalauréat moo nekk nii lii élève buy def 6e ba ngay def BFEM da nga kaa war a am fii la ñuy xool xam bu ñu la waree may chance say point bu matul fii la ñuy ubbi xool yow sa jikko nu mu mel ci école bi boo amee BFEM seconde la note yi di commencé waat boo bëggee am bac boo xasee ba am BFEM jàng bi fa lay commencé première sa moyenne bi nga am dañ la koy laaj booy def bac fii lañ koy bind moo tax su ma ko defee nii da ngay gis lii classe de seconde la élève bii ni ay notam ñu ngi fii nga gis boo defee nii élève de classe première ay notam ñu ngi fii bu demee ba war a def terminal fii la ñuy bind note yi léegi professeur bu koy jàngal day bind fii ni élève bi nekkee ba pare signé bindu turam signé léegi nag yii buy def baccalauréat këyit lii dañ ko koy laaj logiciel bi président jury bi di laaj yor moo koy laaj notu seconde bi notu première notu terminale bu note yi baaxee lool même bu bac bi commencé gul xale bi mën naa am chance dem deuxième tour te ay notam baaxagul ndax jikkoom rafet na te jàngkat la léegi nag bu fekkee say note baaxuñu aw dawkatu jàng nga professeurs yi kenn moomu leen école yépp la nag ci Sénégal ni nga mel dañ lay bindal parce que prof bi moo xam yow noo mel mu bind ko boo réewee da lay bindal élève bu réew nga boo demee di def bac mu manqué la benn point ñu gis prof bi bind ci élève bu réew kenn ku nekk day téye ay loxoom ne man duma ko may point ndax daa réew moo tax boo yaroo élève ñu bindal la élève bu volontaire élève bu sérieux bu la manqué woon ñaar fukki point wala ñeent fukki point di nga gis kii may la juróom kii may la fukk kii may la juróom-ñaar parce que dañ la kaa bindal moo tax yar lu la mayul ak réewanda du la ko may ci àdduna ak école boo man di jàngee ci àdduna da ngay joxe yar parce que le prof yi kenn moomu leen ni nga mel lañ lay bindal te bëri na ci ñu ci am bac ñoo xamante ni amuñu niveau de mais seen yar moo leen ko yóbbee ba ñu am ko classe yépp nag am na fa di nga gis élève boo xam ne ñépp xam ne kii amul niveau wante nag dañ kaa jàppale prof yépp ci jàpp lii man kese mënuma kaa liggéey en tant que directeur ñépp ciy bind ndax dañuy xool ndax prof baa ko bind wala bind ko bu ko prof bi bindul rek trafiqué la te nag duñ ko ci yooyu baaxul ci élève moo tax livre élève daa war a yaru élève bu yaroo lii dafa jar nit ñi di ko xam parents yi di ko xam ñi am BFEM nii nañ pexe seen note seconde baax seen note première baax seen note terminale baax ndax ñetti at yépp lañ lay laaj moo tax nag il faut que ñoom it ñu koy xam loolu dafa am important yaru dafa baax lu la yaru te fii ñun dañuy imposer pour xale yi yaru ma joxe benn exemple ba BFEM bii bi ñu koy def ñun suñuy xale daf ci am groupe boo xam ne Idrissa Diop la ñu defee mooy Idrissa Diop ci école élémentaire bi ba mu fi jaar naa fa benn jour di ziar si président jury bi ba pare du école Idrissa Diop sax si Jules Sagna bi la mais dañoo occupé partie bi Idrissa Diop nekk ndax ñaari école yi benn la Jules Sagna boobu noonu école élémentaire Jules Sagna man mii maay président association parents d'élèves yi depuis presque juróom-ñetti at man maay président bi léegi nag bi ma fa demee pour xool jury bi parce que association parents d'élèves laaj na bu sa école di am ay gan nga defal leen ay teraanga ay añak nga toggal leen ko ñu defal nañ leen ko wax dëgg yàlla ndax Jules Sagna bi la ñun parents d'élèves ya fa nekk def nañ ko léegi nag mu tombe ci waale ma gisaale président jury bi di ko nuyu directeur ba di ko présenté ne ko kii mooy suñu président kii CGE ci biir nuyoo bi noonu
ñuy waxtaan mu ne ma ñun de ay école privée rek ñoo fi daje wante xale yi bëri nañu réew goo xamante ni am na benn xale benn élève daa teg su sakos bi muy war a defee dessin xale bi ñëw beneen xale bu jàngee beneen école ñëw sàcc ko bi ñu xoolee ki moom sakos bi ñu sunu élève la ki ko sàcc beneen école lay jàngee police ya fa nekkoon ñoom lañ mujjee dugal ca salle ba pour ñu vérifier ñu xam moom muy soog a wax ne man maa ko jël ñuy wax pareeguñu benn ay élèves yoo xamante ni war a def BFEM 8 heures ñaar élèves ñëw 15 heures président jury bi ne ko waa yow lan moo tax ngeen ñëw heure bi kenn ki ne ko man damaa biddanti mu ne ko biddanti 8 heures ba 15 heures mu ne ko damaa biddanti de ki ci des mu ne ko yow lan moo tax nga ñëw 15 heures mu xool ba si yàgg ne ko sama maam moo xëy dee ma nekkoon ci dëj bi. imagine toi ça yooyu ce sont ay nee na pareegu ma fi ñuy waxee ñu ubbi benn salle ñu gis fa ñaari xale yuy def BFEM toog di fóonante imagine toi indiscipline boobu noonu bi mu ko waxee damaa yëkkati sama loxo ma ne ko barke Khalifa Babacar Sy mi ma yaakaar billahi wallahi alazim xale yooyu ñemewuñu duñ samay élèves ñàggeewuñ fa man sama élève yabu ma dama leen di regroupé ba bañ ne suba la BFEM maa ngi leen di déglu ma ne leen dee leen groupoo dee leen àndandoo dee leen ñibbeendoo dee leen ñëwandoo dina tax ku ci tiitoon au moins tiit boobu buy gis moromam yi day teggeeku. merci beaucoup au moins que ku ci tiitoon tiit boobu dina xaw a wàññeeku su ko defee rek monsieur le professeur ñu dem école bi nga xamante ne mooy centre bi élèves yi doon defee ñu koy woowee Idrissa Diop ñu xool lañ leen fa jëlee ci ay résultats xanaa ñu ànd ak régie rek. ak Abdou Fatah ak Fatou mi nekkoon ci bagages yi dem jëli leen loolu daal di dellu si waat ñu continuer wéyal waxtaan bi. 178 552 Paul Romain Malick Tine assez bien lettres et sciences 178 526 Nassirou Sow sciences 178 580 Matar Cissé passable académie privée sciences et lettres 178 639 Omar Diop mention passable sciences et lettres 178 445 Ngone Nogoy Ndiaye mention passable sciences et lettres. Numéro 17 82 63 Mohamed Diop mention passable école privée laïque académie privée des sciences et des lettres. Sen sciences et lettres. Chouanda Tina sciences et lettres. Ousmane Gueye école privée laïque académie privée des sciences et des lettres. Bonjour chers élèves. Donc avant tout je tiens à préciser que la date des épreuves du second tour sera communiquée après. Donc restez à l'écoute. Voilà. Examen du BFEM. Centre 2, école élémentaire Jules Sagna, section moderne, session 2022, jury 1. Voilà la liste des candidats admis au premier groupe par ordre de mérite. Premier du centre, Pape Omar Diop, numéro 45, école privée Aples. Numéro 42, Iba Dieye Diop, école privée Aples. Numéro 152, Idrissa Cissé, école privée Aples. Numéro 185, Djibi Mbaké, école privée Aples. Numéro 98, Seydina Mohamed Baldé, école privée Aples. Numéro 140, Djamilatou Diop, école privée Aples. Numéro 184, Mouhamadou Manga Makalou, école privée Aples. Numéro 193, Kardiatou Mbow, école privée Aples. Numéro 189, Mbenda Mbaye, école privée Aples. Numéro 243, Yacoub Amatsi, école privée Aples. Numéro 246, Ndeye Gagne-Siri Thiam, école privée Aples. Numéro 215, Adja Onge Niang, école privée Aples. Numéro 248, Mamadou Thiaw, école privée Aples.
fin de la liste des candidats admis au premier tour. Voilà. Donc, je tiens à préciser encore, restez à l'écoute pour la date des épreuves du second tour. Voilà. Donc, la liste des candidats proposés aux épreuves du second tour. Numéro 134, Souleymane Dieye, école privée Aples. Numéro 125, Cheikhou Diawara, école privée Aples. Numéro 188, Cheikh Tidiane Mbaye, école privée Aples. Numéro 86, Mohamedou Moustapha Thioune, école privée Aples. Numéro 97, Saliou Ba, école privée Aples. Numéro 113, Ousmane Diakité, école privée Aples. Numéro 194, Adjaratou Dieynaba Ndiaye, école privée Aples. Numéro 94, Maïmouna Ba, école privée Aples. Numéro 54, Baba Kouyaté, école privée Aples. Numéro 220, Mame Diarra Sall, école privée Aples. Numéro 138, Aliou Diop, école privée Aples. Numéro 68, Anta Mbaye Ndoye, école privée Aples. Numéro 218, Ousmane Amat Niass, école privée Aples. 154, Mohamed Fall, école privée Aples. Numéro 249, Youssou Thiaw, école privée Aples. Numéro 251, Mame Ndiaye Tine, école privée Aples. Numéro 197, Babacar Ndiaye, école privée Aples. Numéro 255, Aïcha Traoré, école privée Aples. Numéro 261, Gaye Wilane. ginnaaw bi ñu jógee ci li nga xamante ne mooy résultat bac yi ak li nga xamante ne mooy BFM rek dañuy dellu siwaat rek jóge rési àndaat ak ki nga xamante ne mooy professeur Lom dénk ko suñu micro mu wax ñu noom naka la gisee résultat yi nga xamante ni moom la ñu am. maa ngi kontaan trop ci résultat yi wante mënoon naa gën a baax it mais yàlla moo nammee noonu mais résultat yi ngeen gis benn centre kese la bu dee bac bi la. il faut que mu leer aussi benn centre la bu tudd centre école élémentaire Idrissa Diop moom ngeen jël wax dëgg yàlla ngeen tombé ak suñu élèves ya fa doon dafay ñëpp ñaar a amul ñaar ñoo ci amul muy ñaar ñu doon def terminal L2 ñi ci des ñëpp jàll nañ premier tour ñii jàll nañ deuxième tour ñu santee ko yàlla bu baax wante nag ñun suñuy élèves dañ leen a tas ñii ñu ngi woon dafay lycée Madina Fall ñu ci bëri ñu ngi doon dafay lycée Malick Sy ñii CM Malick Sy ñii ISM ñii ñu ngi doon dafay CEPEX am na ñu doon defee lycée technique ñii di defee collège Saint-Gabriel dañ leen a tas ci biir Thiès léegi nag ñun bu fekkee benn centre bii moom ngeen dégg lii lépp ci bac waa yeneen centre yi nag kon suñu gone yi ñoom lan lañ fa def moo tax suñu résultat bonul dañ ko santee yàlla bu baax nag waaw parce que ñun lu mu gàtt-gàtt am nañ fukki centre yéen ngeen jël ci benn dégg lii waa yeneen ñi nag te suñu élèves yi gën a aay nag ña nga ca yeneen centre ya te fii dégg naa ci ay mention dégg naa ci wax dëgg yàlla ay waaw kon baax na kon nag foofu baax na bu dee BFM bi la aussi ci ñaari centre lañ nekk benn bi mooy école élémentaire Jules Sagna beneen bi ci des Saint-Augustin la yéen aussi lii ma dégg ci BFM bi waa ñi nekk seulement ñi nekk ca école bee ñu tuddee Jules Sagna la léegi nag ñun suñu élèves ya nekk fële nag di def BFM Saint-Augustin seen résultat dégguñu ko fii kon ñoom lan lañ am te li ma fi dégg nii macha allah ci BFM bi xam nga lii moom ku ko am ci BFM dara am nga dara wante nag benn centre la beneen ba centre kiiwul kon nag dans l'ensemble mën nañoo wax baax na mais man maa bëggoon mu gën a baax ndax am na élèves yoo xamante ni amuñu te seen i ndey baax nañ lool di rey seen bopp pour seen doom yi jàng mu am ci élèves yoo xam ne aussi amuñu ñuy élèves yu am kilifa élèves yu ñu yar élèves yu seen ndey yi yar élèves yu ma déggal nag bàyyil ñu bàyyi defal ñu def jàng ci heure am bëri na ñu ci échoué wante su ma sañoon nag ñoom ñëpp ñu am mais yàlla moo xam nan na ko nammee ñu santaatee ko yàlla nag bu baax yàlla baax na daal. waaw su ko defee rek monsieur le professeur dañuy dellu si waat tey jii rek ci wàllu organisation cours yi fii naka lay demee. fii xam nga organisation cours ministère moo koy joxe waa IA di contrôler ñun li am Sénégal moo fi am ñun mosuñoo wàññi heure ñun duñu wàññi heure dañuy yokk
par exemple ma jox la benn exemple élèves yi nga xamante ni ñu ngi def terminal S ñoom seeni matière par exemple nga xam ne mooy science maths PC SVT ñetti matières yooyu noonu ñun buñ ko yokkul duñ ko wàññi bañ nañ ko ba ñun Thiès ñun ñoo yor élèves yu def terminal S ñu am ñaari prof maths kenn ki leçon yi la ak ay exercice am ki ci def exercice kese la leen di defal PC PC daf P bi mooy physique C bi mooy chimie gis nga PC boobu noonu physique bi dañoo am seen prof bopp chimie bi am seen prof bopp loolu moo tax presque avril ñoom aussi yeexal nañ seen programme PC te PC moo posé problème S yu bëri léegi ñun système yooyu la ñuy def léegi bu dee yenn classe yi comme histoire géographie yi nga xam ne moom moo yor waa L2 yi boo gisee suñu L2 yi ñi ci échoué bëriwul suñu terminal L2 échec yi bëriwul te leen moo waral loolu mooy que dafa am prof bu leen di jàngal histoire kese am beneen prof bu leen di jàngal géographie kese ñu bañ a séparer ñaar yooyu parce que matière yi tey boo demoon ci tubaab bi bokkuñu prof ñun système boobu aussi dañ koy xaw a sàccaale ci ñoom parce que benn xale nga bëgg a jël lu bëree bëri di ko jur bu yàggee mën na perturbé wu te xale yëpp yemuñu ñii dañuy jàng ba mokkal bu ñu xëyee fàtte ñii pour ñu mokkal problème la léegi nag ñun lu ñu gën a am ci ay professeur jikko yi bokkuñu ñi kii dina jël temps kii dafay yàkkamti kii dina muñ kii muñul dara loolu yëpp nag chance bi nga ci tombeel léegi nag au moins ñi nga xamante ni ay papa lañ wala ay yaay lañ ci jàngalekat yi ay muñkat lañ ñooñu buñ toogee ak ñoom te élève kenn moomu ko gis nga parfois ma dégg fii benn coow bu am ñu ne professeur diw mooy def anniversaire am ay élève am jëndal ko ay chemise jëndal ko montre gâteau na mel ak ñoom la élève moo gën a baadoo la gën a sikk gën a doy waar ci lu yàlla bind wante bu la tegee fenn fi rek teg na la fa parce que moom intérêt am jaral na ko mu jaay papaam ak yaayam pour intérêt bi bu intérêt bi jeexee nag moom yoonam nekkatu ci yi ñun fi yenn saa ngis fi xale boo xamante ni teg yaa ko gënal ndeyam ak baayam fu nekk la la teg wante ba mu amee bac nga ko gëj a dégg yenn saa sax bu la rombee ci mbedd mi da lay nëbbatu mais àdduna mooy doxee noonu du ñun kese secteur boo mën di dem di nga fa fekk lu mel noonu moo tax nañu góorgóorlu rek te yaakaar yàlla bu yaakaar bi tas yaakaar bi parents yi am ci ñoom yàlla bu muy tas cours yi daal mu ngi noonu di ci gërëm aussi prof yi lu mu metti ñun Thiès prof yi fiy jàngalee ñoom nangu nañ ne ñun meilleure équipe pédagogique kenn ëppale wuñu ko kenn gënuñu ko amul école bu ñu ko gën a baaxle ñun suñuy prof diggante lycée Jules Sagna bi lycée Madina Fall lycée Fayou lycée Amary Ndack Seck ak lycée Malick Sy lañ nekkee ak Saint-Gabriel gii bëri nañ fi bi ñun suñuy prof yëpp foofu lañ génnee bu dee ci CM yi la ñoom ñëpp ñu ngi ci ay CM yàgg yor ay classe 3e mat leen bàyyi ay personnes yu responsable ay prof yor seen i doom yor seen i njaboot ñooñu noonu ñoom lañ recruter te jox lépp nag ñu ànd dëgg ànd nawle waxante dëgg ku ci nekkul wala nga def erreur it duñ la toog di la juger dinañ la accueillir wax ak yow waxin koo xamante ni dinañ xam ne kii défense man dama naan avocat wu à place la man aw ma xarit man aw ma àndandoo man aw ma jëmukaay man ay frère laa am ak ay sœur man prof yi ma ko séqanteel duñ dégg mukk ma ne monsieur diw wala madame diw bro laa leen di wooyee mon frère ñii samay rakk lañ ñii samay mag lañ jigéen ñi samay jigéen lañu sister laa leen di woowee wala sœur de xol sax laa leen di woowee ñoom ñëpp ñun xamante nañ ànd boobu nag wax dëgg yàlla du yàqu ànd bu dëggu la ànd bu sincère la am na ci ñoo xam ne bi ñu ubbee école bi ba tey ñu ngi fi te incha allahu rabbi tant que ñu ngi koy man dañu fiy nekk parce que ñun li ñu boole dafa ëpp aples dëgg moo ñu njëkk a boole ba pare lu dëgg lu wóor moo tax nag jàngale bi fii ñun suñu xel da cee dal parfois nag ay perturbation dina am comme dans toute école privée yenn saa yi perturbation am parfois ay fête am ba programme yi nu ñu war a évoluer du ko évoluer mais le maximum dinañ ko joxe ba élève bi bu waree dem examen feneen te fii xale bu fi ñëw war a reprendre wala war a def bac di nga dégg bu demee weer dina dégg ne fii daa metti yow dégg nga ko sa reportage bi dafa metti fii rigueur bi moo metti fii dañuy dem ba 1er janvier dañ la koy jàngaloo ren lañ ko defut daaw ak ba école bi sosoo ba tey ñun dañuy jàng le 31 juillet août kii nu mu tudd 31 décembre bu nit ñi di baale ñun dañuy xëy jàngi le 1er pour bañ xale yi baal yi sax le 1er dañ leen jàngalu si loo 9h wala ñu def loo leen devoir te ñoom ñëpp a jàng si kon ñun am na benn certaine rigueur bu fi am fait ñun xamuñu ko fii dans cette école en tout cas amu fi woon at yi ren nag dañoo stable ndax grève yi amoon ci yeneen école yi laaluñu ñu stable bi fet jotee ñu jël fet mais année yi passé mosuñoo am fet te ragal naa ne yii di ñëwaat fet gi day jeexaat ndax Sénégal fet yi dañoo bëri te day xaw a perturbé tuuti cours yi quoi. waaw dañuy ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy wàllu rigueur bi ngay wax ci école bi ñun xam nañ ci dara ndax gis nañu fekk nañu suñu bët moo ñu may chaque fois li may wax ci émission yi mooy lu ñuy fang kenn du ko jeex dugg nañ secrétariat dékk leen suñu micro am na lu ñu wax
ñëw nañu aussi ci ki nga xamante ne mooy comptable bi am na lu mu ñu wax su ko defee rek ñu waa régie ñu dem jël élément yooyu daal di dellusiwaat àndaat ki nga xamante ni mooy directeur LOM ñu gën a wéyal waxtaan bi. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziara man maa ngi tudd Mati laa tudd madame Mbaye waaw. Mati madame Mbaye mooy secrétaire u APLEX tey ji nag ñu bëggoon la laaj question yi rek def droit au but di la laaj nag léegi yéen jànkonte ngeen di jànkonteel ci biir école bi par rapport ak paiement wu xale yi ak ku ne xam na yor école ni mu méttee loo ñu mën a wax ci loolu. waaw maa ngi ziara ñëpp tamit di baalu ñëpp àq di baal lu fi jub ñu xam ne yàlla lu jubu tamit ñu xam ne nit rek mooy wax te mooy juum waaw école métti na méttiwul. soo suivre règlement yi li ñu la sant nga def ko amul problème mais des fois tamit mu metti par rapport ak parents yi ak paiement yi ku ne xam ne ni instant bi affaire yu yombul te fay dafa metti 9 mois ngay fay te du tardé tamit dafa metti te instant bi kenn ku nekk rek yor kër xam nga nu mettee plus nga boole ci di fayal sa doom muy jàng metti na trop mais dañ koy gérer rek xam ne yàlla rek moo fi nekk tamit des fois nga am ay problème parents yi woo la ne la muñal ma genre des fois da ngay obligé nga muñal leen ndax munoo ku ne tamit parent nga te bu ñu la expliqué cas bi da ngay xam ni bu doon yow la ku mu doon di yow pour nga gérer ko rek day metti trop mais tamit da ngay mujjee nga obligé gérer xam ne dina jàll te ñun tamit xaalis taxuñu fee jóg lépp lu ñu ëppal importance mooy xale yi am connaissance mën a jàng mën a passer à autre chose ci loolu lañ gën a focaliser wu ndax xaalis moom instant bi bu la bawee ci dara rek yàgg-yàgg dina la si jëlee ndax demuñu ci pour loolu dañuy jàppale élèves yi di leen conseiller dañ lay def comme suñuy doom ñi comme suñuy sœur ndax àdduna amul solo te koo gis def ko ni sa bopp ndax on sait jamais doom tamit mooy lool da ngay jur rek bàyyi yàlla moo xam ëllëg ku muy jariñ foofu rek lañ jàppee ñëpp suñ comme dañu leen def comme suñu bopp dañ leen woo bureau toog conseil la jàngal say parents li ñu sonn di fay ci yow xañ na feneen te dañ ko obligé di ko def si yow yaa war a rendre la monnaie de la pièce si jàng pour avancer ci kanam am problème daal amuñu ko wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant yàlla. merci beaucoup problème amul leen ko madame Mbaye ñu dellu si waat rek di la laaj ni que vu ren ji ki école yi bëri woon na ay problème trop perturbation bi amoon ci biir année scolaire bi yëpp naka ngeen def tey ji ba am bilan bu satisfaisant ci li nga xamante ni mooy bac ak BFM. waaw problème c'est simple ndax ñun grève yi déjà bokkuñu ci woon amoon nañ quelques perturbations mais bariwul pour benn instant la rek élèves yi ñëw grève génn. su ñëwee ñu génne leen ñu dem benn un certain moment élèves yi duggaat cours surtout ñuy def terminal monsieur Lom dafa leen daan wax comme que dañu leen di génne da ngeen di dem suñ demee après ngeen ñëwaat continuer seen cours ndax yéen yéen a nekk classe examen te am nga lu ngeen visé waaw léegi noonu lañ doon gérer ak ñoom suñ demee rek élèves yi duggaat continuer seen cours. waaw luy tëjee nag mu nekk ni ak lan ngay wax parents d'élèves yi nga xamante ni seen doom yi nekkuñu fi woon ak ñi nga xamante ni aussi bëgg nañu indi ren ji seen ay doom ndax école bi résultat yi mu am loo leen di wax ñoom. waaw ñu ñëw xam ne école bi moom am na rigueur te directeur mayu leen dara ñun tamit pare même professeurs yi moom wax dëgg yàlla professeurs yi compétent lañu suñu borom jox ñi ngi bay seen waar fu nu mu waree ñi ngi sonn ci élèves yi tamit waaw amuñu benn problème wax dëgg fa yàlla école bi moom mention spéciale rek laa leen di waxal yàlla gën leen a dëgëral liñ bëgg daal résultat yi ñu am yàlla gën leen a jàppale di encourager nag ñi am ñi yàlla xañ tamit ñu dem wucciwaat doole rek ñëwaat xam ne examen moom moo demee noonu soo quitté sa conscience rek jàng rek moo fi nekk soo jàngee leer na ni yow jàng amatul problème li des yàlla nga koy bàyyee soo réussir nga xam ne yàlla la bu échec ñëwee tamit nga xam ne yow li la waroon def nga ko yàlla moo ñëw ñi am tamit ñu def le bon choix xam ni bac porte yi mu ngi doo koy ubbeeku lu bari mi ngi lay xaar si kanam nga xool def bon choix des fois nga dem si koo xam ne am na tuuti expérience nga expliqué toog ak moom waxtaan soo amee idée yu mu la mun a dolli mu dolli la nga avancé nekk ci kanam ñi am BFM tamit ñu préparé wu xam ne lu bari mi ngi leen di xaar terminal la ngi ñëw te fii lañ koy préparé après le BFM ñu préparé wu jëm terminal am seen bac passé à autre chose ndax jàng moom boo si tolloo jàng rek le reste yëpp ay détails la loo xam ni fréquentation la da lay yàqal vacances am na 3 mois loo bëgg a def mën nga ko def bu passé nga concentré wu say étude xam ne jàng moo la war surtout ku ñuy fayal fay bi dafa métti parents yi sonn nañ trop sonn nañ mais amuñu choix ndax dañoo bëgg seen doom réussir dara gënta naqar yi nga gis sa morom am doomam muy évoluer yow sa doom toog nekk ci détails yoo xam ne doo sax comprendre ndax ñëpp ay parents lañ te ku sañoon sa doom mooy meilleur mais nag am na ñoo xam ne seen destin la mënoo ci dara mais ñuy wax di yedd di teg ci yoon rek xam ni moom yàlla mooy mottali li la war daal yow def ko kit ak sa conscience neen ñu góorgóorlu gën a góorgóorlu gën a téye gën a jàng xam ni jàng moom boo ci tolloo def ko rek soo paree nag soo ko deful di nga regretter di nga toog ne su ma tolloon ci jàng su tey doon tey ëllëg tey ji bu doon ëllëg dinaa jàng
gën a concentré wu di nga xam daal ni àdduna moom jàng daf cee bokk instant bi daf cee bokk trop soo ko def rek di nga regretter loolu nag laa merci beaucoup instant bi jàng dafa sacré dafa doy waar loolu la ñu madame Mbaye indil su ko defee rek ñu xuusaat ci waxtaan bi dugg ci biir coulisses yi duggaat ci biir fi nga xamante ni mooy école bi ruq yeeg ruqaat yi ndax am na solo trop. nag fi nga xamante ni tey jii mooy ci comptable bi war ko fas yéene dénk ci sunu micro mu am lu mu waxtaanee ak askan bi soxna sax naa ñu bàyyi la nga nuyoo rek tur bi ak sant bi. salaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ma leen nuyoo ku si nekk si turam si santam maa ngi leen di jaajëfal si teew bi ngeen fi teew man Anta Ndiaye laa tudd ne madame Konté maa ngi APLES depuis 5 ans mën naa ne bi mu dooree ba tey fi laa nekk macha allah. voilà madame Konté ñu gis ni que tey jii nag vu résultat yi ngeen am tey ci bac bi ak BFM yi mu nekk lu satisfaisant ñëpp di ko waxtaanee lan moo indi loolu rigueur bi am ci école bi la wala lan la. waaw di wax di sant rek di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax lu mënti am rek borom bi la moom la soob di ko sant rek di koy yokk sant di am contentement bu mag a mag a mag a mag a mag. ndax yow sa waxal nga ko sa bopp rigueur bi moom la ndax rigueur bi moom daanaka moom lañ jox lépp xale yi mayuñu leen dara comme ni nga ko gisee rek APLES ni ñu ko waxee chaque fois rek c'est une famille APLES famille la ñu wax suñu temps bi yëpp fii dañ koy consacré ndax liñ fiy def defuñu ko fenn su suñu kër yi moo tax xale yi tamit duñ leen bàyyi si dara bu dee jàng bi war jox nañ leen ko ba mu mat sëkk ba pare nag ñu nekk suñuy doom ñu nekk ay yaay ñii nekki papa kon nga xam ne kon nit fu mu mënti nekk rek bu wonee ne yaay ak papa la rek ku mu mënti gis rek da koy jàppee ni doomam da koy taxaw ni muy taxaw ay doomam loolu nag moo am APLES looloo waral suñu réussite bi ñu am waaw madame Konté vu que nag yow yaa yor li jëm wàllu koppar bi ak yu mel noonu rek ñu bëgg la laaj naka ngeen di def ak seen paiement yi mbaa amul problème ak yooyu yëpp daal. waaw foofu wax si dina ma neex te dina metti torop te dina ma toucher tamit parce que parfois di nga def loo xam ne doo ko bëgg a def mais duñu comprendre mais dañu am directeur bu extraordinaire bu exceptionnel qui est très sociable bu sañoon école bi kenn du fay wallahi bu sañoon ñëpp dañ leen di bàyyi muy jàng sans problème déjà ñun di problème yi ñu ciy jànkonteel mooy ku mënta fay sax boo ko amul sax boo jaaree si moom ñun ñàkk nañ fay boobu ndax danaa la bàyyi ko rek après moom dina ko régler wala dagg ma ko jël ko ci sama salaire wallahi loolu la lay wax après man maa la koy fay mu nekk lu métti parce que tamit dëkk bi moom moo métti ku ne da nga koy xool ci sa bopp dëkk bi moo mel noo xamante ne soo amee commencement bi di nga am ndax yàlla waxul kenn dara ndax da ngay sabablu rek boo xëyee di dem ne damay dem danaa am lu may inscrire dinaa am lu may fortaatu par nànk-nànk boo demee ba si biir gàllankoor dab la kooku duñu mën du jàppale ko parce que da nga koy xoolee ci sa bopp mais tamit parfois nga gis xale yoo xamante ne ñoom ñoo sonal seen waajur yi ñoom ñooy lekk seen fay sonal seen waajur yi torop duñ ko indi problème bi foofu la gën a méttee xale yooyu daal lañ gën a jànkonteel mu métti lool te on est obligé aussi di leen bàyyi ñuy jàng. mais est-ce que di ngeen woo seen parents yi des fois di waxtaan ak ñoom. dañuy woo seen parents yi déjà ñun à chaque fois liste répertoire la ñu am c'est répertoire de tous les parents firnde baa ngi nii déjà pour bulletin yi rek moom lañ leen di woowee nii duñu bàyyi kenn à partir du 10 dañ leen di may ba le 10 la ñuy renvoyer mais diñ ci gis ñoo xamante ne sax pour nga renvoyer leen c'est tout un problème parce que parent bi dina la woo may la ba 15 nga gis suñu gore bu date boobu yegsee danañ ñëw danañ def tout ba ñëw jox la li ñu la ameel nga gis si ñoo xamante ne duñ am dinañ la woo expliquer nga gis si ñoo xamante ne comme ni ma la ko waxee xale yi ñooy lekk xaalis bi tu es obligé de les appeler ndax tamit si rigueur bi nga xamante ne moom lañ am xale yi amuñu benn atout pour daw 9h boo ko tardé dañuy woo parent bi lan moo tax xale bi tardé amul droit tardé tey may nañ ko mu tardé bu subaa du ñëwaat parce que porte bi bu ñu ko xasee ubbi 8h ba 8h30 ça se ferme jusqu'à 12h dañuy am heure d'entrée heure de sortie même dem nañ ba adopté comme quoi que ni billet de retard dootuñu ko joxe billet d'entrée 10h du am bu ko defee dañuy woo parent bi laaj ko lan moo tax xale bi tardé soit mu ne la sama faute la soit mu ne la tardé wut dem na depuis waaw bu ko defee tamit xale bi dafay am atout téye paiement moom xam ne à partir du 10 dañuy dàqee day obligé téye paiement pour noppalu benn 2 jours pour mën a daw mais là aussi on est obligé d'appeler le parent pour mu jox ñu confirmation bu leer que ni c'est de sa faute ou bien de l'enfant
en tout cas daal problème yi bari na te kenn mënu ko suñ koy wax fii ba suba duñ fi jógee mais lépp nag sant rek la. Madame Konté il paraît que nag seen directeur bi dafa compliqué dafa tàng ñëpp a ngi koy wax léegi lan moo indi loolu yow mën nga ko confirmer parce que dafa fi 5 ans ak moom. non loolu soo ko waxee tamit dinaa si wax tuuti parce que ku bëgg lu baax da ngay compliqué ku bëgg lu baax da ngay tàng loolu kese la ndax li ma bëgg moom moo tax satisfaction totale lay bëgg su dee te mën naa ne du compliqué de xolam boo ko xoolee ci xolam rek ngay xam ne compliqué ndax kenn gënu ko mais parfois rek nag man bañ naa ko ba parfois sama mën a gaynde laa koy tuddee mais sant rek maa ngi sant rek di ko ñaanal fa mu bëgg mu àgg fa moo ko xam yàlla na ko fa yàlla àggale taxawu ko ndax macha allah c'est un père, c'est un frère pour moi ainsi que toute l'administration. Merci et ainsi que toute l'administration léegi dama la doon bëggoon rek la wax ni la xale yi nga xam déjà am nañu bac ba war fi jógee ak ñi am BFM war a continuer ak ñi ñëwagul lan nga leen di wax. ñi am BFM xanaa di leen féliciter di leen wax mention spéciale à eux di wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a defaat ñu roy ci ñoom ñu roy ci seen mag yi parce que seul le travail paye dara bu kenn ndax kenn lépp jàng rek la. jàng kese la di leen gunge ndax ñun li wax lu ne rek à chaque fois ñi ngi koy def di góorgóorlu di tegaal lépp ci loxo borom bi ndax tamit lu waay am rek moom la neex moom la soob yàlla na ñuy may ndam saay su ne ci suñu résultat satisfaisant bi ñu am macha allah di kontaan ci ñoom di remercier parents yi tax confiance bi ñu am ci ñun di remercier ñëpp administration bàyyiwuñu kenn duñ ko tàmbalee ci femme de ménage ci portier yi ku ne sa liggéey yaa ngi koy def ni mu waree ku ne yaa ngi bëgg avancement Ables yaa ngi koy xool waaw mention spéciale à sama gaynde nag. jërëjëf léegi looy tëjee. lu may tëjee mooy yéen di leen remercier yéen premièrement ci seen temps bi ngeen jël franchement ngeen suivre ñu depuis lors fu ñu taxaw yéen a nga fa bàyyiwu leen ñu benn yoon suñu feet yi yéen a nga fa ñu ngi leen di remercier. di remercier tamit comme ni ma ko waxee rek parents yi ndax sans ñoom ñun duñu dem ma ne ko sans ñoom ñun duñu dem di remercier tamit élèves yi ci seen nangu ci seen yar ndax bu ñu neexoon lu nekk lu ñu leen di wax walla lu ñu leen di def ñu revendiquer ko walla ñu xeex ko mais defuñu ko jox nañ ñu cër bi war ci ñun di ñaan yàlla dooleel ñu ba nga xamante ne rek fu ñu bëgg a àgg incha allahu danañ fa àgg muy école d'excellence bi nga xam ne moom la ñuy wër. incha allah rabbi. ginnaaw bi ñuy dégloo ki nga xamante ne mooy secrétaire bi ci suuf déglu ki nga xamante ni tamit mooy comptable bi du ñu def rek lu dul seet li nga xamante ne mooy élèves yi nekkoon série S te suñu borom dogal ni fii la ñu amee sax amaana BFM ba am S bi léegi ñu dénk leen micro ñoom tamit ànd ceeg nag Abdou Fatah ak Fatou ci régie bi dem dellu si waat. nag ñuy def série S ku ne xam na ni yombul dara ñoom nag yàlla suñu borom dogal na ni dañ ko dagg d'office xanaa ñu dégg leen suñu micro rek bàyyi leen ñu présenté wu wax ñu tuuti li nga xamante ni moom lañ xam ci Aplex tur bi naka la. Saturne ñëw. Saturne mais naka bas bi bac bi naka la demee ren. Bac bi moom franchement nekkul woon yomb moom. waaw mais xam nga rek comme ni muy demee rek yàlla moom des fois dinañ ñii dañuy am ñii duñu am mais yàlla dogal na ñun ñi fi nekk ñëpp macha allah am nañ suñu bac. waaw te ginnaaw yàlla école bi ñoo si jàpp ndax bu dul woon école bi tey xëy na xamuñ nan lay demee. waaw mais jàpp nañ si lool si que soit mu nekk si côté révision yi. côté enseignement bi jàpp nañ si fépp. bañ na ko dañoo teel a pare suñu programme moo tax comme nii rek nii la mënoon demee instant yi nous sommes tellement émotionnés ba mënuñu sax mënuñu see wax lu bëri. waaw dañuy bàyyi suñu dëkkandoo yi rek ñu gën koo àggali waaw. ok voilà ñu ñëw nag sunu ndeyjoor amaat keneen koo xamante ni moom it fii la amee bac ñu koy wax série S yombul dara naka la affaire bi ñëwee. affaire yi moom métti woon na de franchement moom c'était dur. mais bon à part ça moom liggéey bi la. lépp moom ci liggéey bi la école bi jàpp na ci les professeurs les surveillants les directeurs tout le monde ñëpp élèves yi entre nous on a travaillé dur on a tellement bossé affaire moom métti woon na franchement mais bon ñii def na ñi am nañ bon am na ñu amul mais alhamdulilah la sant yàlla. mais gis nañu que ñi am aussi bari na lool ci école bi vraiment. waaw c'est bari nañ moom franchement bari nañ lépp ci liggéey bi la. cadre bi professeurs yi directeur bi maanaam ils ont mis benn environnement ba nga xamante ne moom liggéey nañ ba nga xamante dañoo liggéey
teg nañ si ay conditions yu baax franchement. On a travaillé def nañ si comme ni ko sama copain waaye dañoo teel a jeexal programme franchement jeexal nañ ko def ay révisions yu am solo su ko defee dem nañ bac xaw ñoo am ay difficultés franchement on a eu vraiment alhamdulilah la sant. looy wax sa rakk yi topp seen ginnaaw di ñëw. franchement moom nañ ñëw fii aussi ñu jàng affaire yi moom jàng la moom franchement. lépp liggéey la. def série S dafa métti trop. mën ngaa jàng leçon mais tout def ay exercices il faut s'entraîner du jour au lendemain apprendre des leçons xam nga lépp tout daal pour maanaam booy dem bac mu yomb mu voilà loolu la c'est ça. merci beaucoup xanaa ñu dellu si waat fii rek suñu càmmoñ am kii nga xamante ni nag moom dafa mel ni affaire bi métti woon na ci moom lool naka nga ko gisee dafa sa présentation nu tudd. man maa ngi tudd Toumani Diallo. Toumani yow bac bi dafa mel ni xawoon na saf si yow de. waaw xawoon na saf tuuti kay. ñun kay suñu mat bi moo xawoon na tar si premier tour bi moo tax après deuxième tour bi bañ ko demee. mais yéen choisir S parce que xam nga ne dafa tar lu leen dugal ci loolu. mais bëgg lu baax rek xam nga boo bëggee lu baax moom da ngay choisir S bi parce que ñun ñëpp loolu lañ doon ñaan am bagu S. instant yii nii matériel nañ ko. mais dégg naa fii aussi condition jàng bi xaw na tar métti duñ leen may dara quoi yéen. waaw gars yi duñ ñu may dara de même devoir yi des fois gars yi dañuy kaas sax ni dafa métti même suñu mujjantal compo bi yëpp dafa taroon dañ doon kaas sax. mais yéen vu perturbation bi am ci milieu année scolaire bi naka ngeen ko dundee. non suñu professeurs yi moom ay nante lañ parce que ñun dañoo teel a préparé suñu programme. ay nante lañu. ay nante lañ moom franchement. plein wala. waaw ay kàngam lañ. ba mu desee un mois fekk na ñun dóor nañ suñu programme yëpp taxaw di xaar waaw. mais aussi gis nañu seen directeur bi dégg naa dafa tàng moom quoi du maye dara lu. du maye dara waaw. mais léegi looy wax sa rakk yi nga xam ñu topp seen ginnaaw du ñëw. waaw ma wax leen ñu gën a góorgóorlu rek te xam ne bac moom boo ko bëggee moom foog nga teel a nekk si affaire yi quoi. bañ laa bett. jaajëf ma ñëwaat fi nga xamante ni mooy sama ndeyjoor daje ki nga xamante ni moom laa mën a wooyee junior laa koy wooyee man quoi parce que tellement dafa gàtt dafa tuuti mais junior. waaw defal sa présentation tur beeg naka la. Cheikh Oumar Faye. Cheikh Oumar Faye bac bi dégg naa moom taroon na ren ji lool surtout mat bi. waaw taroon mais xam nga rek lu ñu naan fu jàmm am rek. ay résultats am foofu dafay baax. te après fii élèves yi daanaka ku nekk li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa morom. ñun ñëpp solidarité bi moom mooy régner fii Aples moo tax say ji ren ji résultats yi ñu am nii bettu ma benn yoon. waaw mais dégg naa aussi yéen social living dëgg ngeen dund fii quoi entre copains yi quoi. waaw fii moom franchement solidarité la ñuy dund. mooy loolu. directeur beeg administration bi ñëpp dañoo ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene keneen moom. franchement. moo tax dañuy jàppalante suñu biir même professeurs yi aussi te dañoo sévère dañuy tegal élèves yi lu métti. mais loolu laa dégg naa métti na loolu fii année scolaire bi ak perturbation yi am yëpp mais yéen da ngeen di jàng par force quoi. métti na moom directeur baa ngi nii amul xarit amul dara affaire règlement moom bu ñëwee day strict. waaw moom yat bi da leen di dal quoi. waaw da koy appliqué de. waaw mais ñu gis ni ko aussi yéen góor ñeeg jigéen ñeeg mag ak ndaw ñëpp daf leen jàppee comme ay doomam yéen aussi papa ngeen koy woowee lan moo indi loolu. waaw loolu moom lenn la lu dul jàmm bi am suñu diggante rek xam nga Aples moom fii moom ñëpp a yéenante jàmm ku nekk li nga yéene sa bopp rek moom nga yéene sa morom. moo tax te amuñu nëbboo amuñu dara parce que bañ na ko ba famille la ñuy woowee suñu bopp. nous sommes une famille. ñun ñëpp benn lañ moo tax. léegi ñi ngay wax nag ñëwaguñu Aplex te bëgg a ñëw Aplex loo leen di wax. nañ ñëw rek yàlla baax na fii moom lépp a ngi fi. sévère mu ngi fi waaw rigueur mu ngi fi jàng aussi mu ngi fi moom. buñ ñëwee buñ bëggee jàng dinañ jàng moom. mais dégg naa même cours rattrapage bu ngeen koy def daf leen di exiger pour ngeen sol seen tenue yi mais loolu métti na de. waaw métti na trop même fii fin temps bi nii ba ñuy ñëw pour daal di réviser noonu dafa exiger que ni ñu sol tenue yi. jaajëf dégg ngeen loolu xale yi indi ñoom fii la ñu amee BFM amee fi bac ba war fi jugee li ñuy wax ci seen rakk yi waaj a ñëw li ñuy wax aussi ci li nga xamante ni mooy seen kilifa gi métti na tar na dëgër na lool mais lii lañ ci doon wut tey ji muy résultat bu baax ba bu ñu fi jugee seen rakk yi fi jot a jaar aussi xool ci ñoom roy ci ñoom ndax ay jàngkat lañu soo ñëwee laaj ci leen xam ni série S ku ko xas ba ni ko niib ba mën ko dagg loolu c'est pas évident du tout kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm encore une fois di leen wax nag bonne continuation merci beaucoup. ginnaaw bi ñu jógee ci élèves yi nga xamante ni déglu nañ leen léegi mooy ñu nekkoon série S te yàlla dogal ñu am seen bac dañuy ñëw rek ànd ak professeur mu am lu mu ci wax ci ñoom. élèves S yi S2 ñoom moom fii la ñi ci bëri ci ñoom fii la ñu amee BFM ñenn ñi aussi fii la ñëwee depuis seconde wax dëgg yàlla ñoom nañu ndax seen résultat yi moom macha allah mooy li ma doon wax sànq rek maa ngi naan la ñoom seen i matière dañ leen ko doubleel amuñu temps ñoom dañoo am benn couloir ci biir bâtiment bi couloir boo xam ne dafa tudd couloir des scientifiques ñoom kese ñoo ne seen salle la keneen raxu leen kese ñoo ko féetewoo couloir boobu kenn du leen déranger ñoom nag wax dëgg yàlla solidarité lañ koy dund comme ñoom ñu ko waxee solidarité la ñuy dund ñoom es yi dugguñu ci kenn duggul ci ñoom foo leen fekk ñu ngi travailler bu ñu wàccee 4 heures
duñ ñibbi fii la ñuy toog ba 20h ñuy soog a ñibbi ñoom ñëpp tous les jours nag noonu lañ ko jàppee moo tax seen résultat yi wax dëgg yàlla bett ñu seulement amoon na ñeneen ñoo xamante ni wax dëgg yàlla échoué nañ ci S bi ak ñu téye 2e tour dama leen di wax ñu muñ ñu échoué nañ dem jàngiwaat bac 2023 boo ko bëggee août 2022 nga koy commencé doo bàyyi ba école ubbi parce que boo toogee ba école ubbi say morom dañ lay raw lu école di gën a dem ñoom ñuy gën a ñor ci bac bi ñuy gën a ñor ci bac bi bac nag dafa laaj expérience dafa laaj niveau ay nañu ciy tudd chance am na ci mais chance lu minime la ci chance su bac bëriwul bac niveau la am na élèves yoo xam ne da nga naan ñii mention laay xaar ci ñoom mais seen am bac ak ñàkk am bac nit du ko dute kooku da nga koy xam am na élèves yoo xamante ni da nga leen di ñaanal ñu am ndax seen niveau dafa xaw a doy waar mais am nañ yar. léegi nag dañu ñëw ci wàllu organisation gis nañu ay manifestation bu amee ci biir dëkk bi fii sax ñu ci bari seen xel du dem fenn lu dul ci APLEX lan moo indi loolu. ñun dañoo am benn programme boo xamante ni élèves yi ñoo ko tuddee màggal gi moom lañ tuddee suñu cérémonie levée des couleurs ndax dañuy yendoo ak kilifa dëkk bi dañuy ñëw matinal bi ñu defal ñu cérémonie levée des couleurs bu am solo ndax woote ñu wuyu si la dafa neex APLEX bu organisé lu dalee ci bii passé adjoint gouverneur bi léegi sax am na fu ñu ko nommé gouverneur ndax wax dëgg yàlla bi mu fi ñëwee suñu waay la ñu jàppante kóllëre boobu ba léegi dañ koy ñaanal yàlla yokk ko yàlla far daf nañ ko léegi moo nekk gouverneur xaw ma Fatick xaw ma fan daal am na fu mu ci dem moom moo ñu ñëwaloon moo adjoint chargé des affaires administratives colonel comme zone muy Koyta moom suñu xarit la suñu soppe la suñu waay la moom it wax dëgg yàlla lépp lu ñu soxla da ciy taxaw police gendarmerie waaw colonel Diop fële bu gendarmerie légion ñoom ñëpp suñuy xarit lañ ca commandant Diop bi nekk GMI ñoom ñëpp suñuy waay lañ ak ay chef am ak ñeneen ña fa nekk ñëpp suñuy xarit lañ donc nag ñu koy sante yàlla parce que lu ñu xewle ñoom dañuy ñëw colonel Tine fàtteewu ma ko bu camp sapeur moom suñu soppee la moom wax dëgg yàlla mention spéciale kon nag ñun ñooy suñuy partenaire u école léegi nag cérémonie yi ñu fi mën di organiser da ngay gis ngeen ko dañuy ñëw fees fi dell wax dëgg yàlla ñu bégal ñu te loolu yëg-yëg la loolu moo taxit ñoom suñu amee lu ñuy organiser ñoom dañuy xalaat parce que pare gis nañ rigueur bi am biir APLEX moo preuve bi mooy bi défilé 4 avril bi amee instruction yi amoon mooy civil yi duñ défilé mooy école yi duñ défilé mais juste militaire moo am oto yi sax défilé wuñu militaire kese moo am waa commandement bu zone ñoom ñu ne pourquoi pas ñu boole ci bien vrai que moo nekkoon premier jour koor ñu ne pourquoi pas ñu boole ci majorette ñu toog di xalaat ñu ne majorette de Thiès lycée Malick Sy moo ko fi daan def ak Saint-Gabriel wante ren de diggante bu gàtt bii bu ñu bëggee réussir benn école kese lañ gis ne mën nañ ko fi ndax dëggu nañ seen pragmatique ak seen engagement bu ñu leen ko joxee dinañ ko matal te nañ ko xalaatee jour bi ñu woowee duñ ko fàtte 3 semaines moo ci desoon presque pour défilé bi am jour bi ñu woowee dañ ne leen bu subaa ñu commencé suñu répétition ci jour boobu la ñu woo ki leen di répéter ci guddi gi ñu finaliser lépp ba ñu xëyee ca ngoon nga lañ yéeg ca kaw commencé def suñu répétition tey nag ñu gis ne répétition majorette bi ku seetaan majorette u Thiès gis na niveau bi mu ko yëkkati léegi ndax école yi ko daan def sax ñoom seen biir am na ci ay ñoo xam ne ay encadreur yi may tooñ na ma da nga ñoo indil problème ëllëg bu ñu bëggee tey défilé ñun il faut que ñu gën a yéegaat lu romb APLEX ndax histoire majorette u Thiès man du samay wax ñi koy tëgg nee nañ histoire majorette u Thiès ak ñi yor microcentral ak militaire yi fi yàgg nee na ñoom lu ñu mas a fekkee ci majorette ren daaneel na leen ci tenue bi ñu sol ci seen accoutrement ci seen i pas ni ñu organiser woo ak seen yar non vraiment mention spéciale au majorette de l'APLEX te noonu lañ koy toppaatee déwén noonu lañ koy toppaatee fii liggéey kese moo fi am activité bu amee yàq lu la jàng dara tey majorette boobu ma jox la preuve élèves yu bëri bokkoon nañ ci majorette bi nekkoon terminal nekkoon 3e presque mën naa laa wax ne bu amee ku ci échoué kenn la ñëpp am yàq lu leen seen dara parce que jàng bi bu jotee dañuy jàng mais activité ludique yi nii dafa bokk ci lucrative yi dafa bokk ci àdduna nu mu tuddati divertissement ak jàng ñoo ànd tubaab bi loolu la ñu rawee tubaab bi suba gi bu ñu jàngalee ngoon gi ay dessin la ñuy def ay art la ñuy def ay musique la ñuy def ay activités yoo xam ne day tax xale bi défoulé wu mais fii jàngalee kese ouverture foyer sax na mu meloon amatul activités yi amoon club yi daan am ci école yi presque amatul parce que yooyu ñoo daan ubbi xelu élève da ngay gis élève boo xamante ni day tàggu yaayam maa ngi dem club nangam ñu jàppee ko ay caaxaan wala ay fo mais club mooy ubbi xelu élève club français élève bu ci bokk te nga régulier da ngay commencer làkk français normal club anglais élève bu ci bokk te régulier nga commencer làkk anglais normal moo tax club dafa baax ñun fii au niveau de l'APLEX ñun moom dañuy boole divertissement ak jàngale bu divertissement jotee nag ñun chaque année
bu école di waaj a tëj ñu ànd ak suñuy élèves man mi dama ciy dem surveillant yi nekk fii dañ fiy dem seen i ndey lañ ndax seen i doom a ngi fiy jàngee ñooy ànd ñun ñëpp dem yóbbu leen plage ñu yendoondoo ba ngoon ñu dëggaat ci suñuy bis ñëw ñun loolu dañ koy def après ñun am na caaxaan yoo xamante ni dañ cee nekkul mais yóbbu fii papa yi da ngay gis kër goo xam ne papa day ànd ak ay doomam dem plage ñun fii aussi am nañ droit ànd ak suñuy doom yóbbu leen plage ñun ñu toog fee di waxtaanu mag ñu bàyyi leen ñoom ñuy fo ci ndox mi ba mu doyal ñu dem ñibbi ànduwaat ci jàmm ak salaam loolu wàññiwul dara donc activité ci école dafa bokk ci luy dundal esprit élève dafa bokk ci liy tax élève épanouir mais jàng guddi jàng suba ba pare après dafa metti après metti na metti goo xamante ni boo dul bàyyi élèves yi am programme da nga leen di rey parce que tar na après jàng moo fi am après sonal nañ élèves yi après fatt nañ élèves yi après jipp bu gàtt du fi dugg après karaw gu bëri du fi am man dama lay wat ay lañ seet ñu ngi fii fees dell sama bureau bi damay jël kii xuuf ci digg bi nag laay xuuf dem ci keneen xuuf ci digg bi boo demee àggale man damay ñëw xuuf ne la boo ñibbee nga àggale force da nga koy àggale fii bëri na fi élèves yoo xam ne maa leen nel moo tax may wax toujours naan xale parent bu bañ ko duma sa doom parent bu bañ ko wax sa doom dëgg parent bu bañ ko éduquer sa doom bul ko indi à plus fii 6e ba 3e ku fi déconné ma duma la ni sa ndey amee ci yow cër laa ko ci amee ni sa baay amee ci yow cër laa ko ci amee boo bañee ku dóor sa doom yóbbul feneen fu dul à plus fii ku def lu ñu la dumaa dañ lay duma de du ñëpp la ñuy duma nag am na élèves yoo xam ne soxla woo leen nga leen di duma jëlal yat teg ne buñ gisee yat bi dinañ saw seen tubate dootuñu def bêtise boobu dootuñu dawati jàng yenn saa nit ñëw fii man ak moom yàlla ma wax ko benn wax boo xam ne waa yow dootu fi duggati mukk ci àdduna ñun xamante nañ moo tax activité daal sañ gisee moom day dundal école daal waaw ñun nag après moom mook activité ñooy ànd de parce que ñun gis nañ résultat bi moo activité day dundal école loolu soo ko waxee gis nañu défilé 4 avril bi mu nekk défilé bu mucc ayib boo xamante ni APLEX def na ko ba mën naa ne sax du ma ne Thiès rek Sénégal yëpp di ko waxtaanee donc ñuy ñaan yàlla nag année yi di ñëw aussi mu doon loo xamante ni lu ñuy yokkaat la. ñu dem rek régie jëlee leen li nga xamante ni mooy majorité yi waa APLEX Baygana Kébé def ren di ci li nga xamante ni moom mooy défilé 4 avril bi mu nekk nag lu mucc ayib kon ñu dem régie xool ko te dellu si waat merci beaucoup.
ma dem nag te du ma dellu si li nga xamante ni mooy comportement wu élève bi ak parent d'élève bi loolu ñu mën a wax ci loolu. man su ma amee lu may fustiger élève mën nga ko cadrer mais dafa am parents yoo xamante ni ñoom seen bopp ñoo xamati wax doo ko làmb man je suis comme ça après dañuy nekk ci dëgg bu ñu demee ba après mënatuñoo nekk ci dëgg ñu tëj école bi ñun ñu nekk ci beneen mission bu ñu yàlla dénk mais tant que man maa ngi toog fii dëgg laa fiy toogee man dafa am principe boo xam ne ñi fi yàgg dëgg xam nañ ko su ma geestoo fii dama naa ne dama yem ci photo sëñ Babacar Sy bu ma xoolee ne ma yem ci photo sëñ Fallou Mbacké su ma xoolee nii ma yem ci photo ma Alaaji Modou Ndiéguène man rus naa toog fii di wax lu ma neex di def lu ma neex te ñoom ñooy samay référence dama ko rus moo tax fii nii dëgg moo fiy nekk bu ñu demee ba dëgg mënatul nekk fii ñu tëj école bi ñun am na yeneen mission yu ñu yàlla dénk ñu dem rey foofu suñu bopp dund gu gaaw gi deegu gaaw gi bu ñu deewee ñu suuluñu ñu fàtte ñu mu jeex mais tant que nag àgguñu foofu ñu ngi toog fii nañ ànd ci dëgg sa doom loo ko bëgg bu ñëwee ne la école ba lii wala lee wala lële man ku ma xam da ngay xam ndax lii yenu na maanaa wala yenuwul maanaa man jot ma téléphone yombul déplacé wul numéro madame Antak ñeneen ñi def ñu ngi fi woo leen koo ci woo dinañ la wax li nga xam ne moo ciy dëgg ba pare da dul yoon gis nga un parent d'élève boo dénkaanee sa doom benn tubaab da nee na le meilleur des investissements di investir nee na nga def ko ci sa jàng doom moo gën ndax ëllëg moo tax nit doon na fi milliardaire reyul éduqué wul ay doomam mais daa dee rek milliardaire tasaaroo parce que nit bu amul éducation mënul dem benn philosophe bu tudd Emmanuel Kant nee na l'animalité transforme l'éducation du moins nee na l'éducation transforme l'animalité en humanité nit ak mala éducation moo dox ci seen diggante te mala sax am na loo koy dressé loo ko sant mu def ko gis nañ ko ci TikTok yeeg ci image yi yenn saa ngi gis xar di def loo xamante ne wala bëy wala xaj di ko def parce que dañ leen a éduqué dressé leen léegi nit nag boo ko éduqué wul mook mala bi ñoo yem moo tax gis nga sa doom ak bul ko far ci lu dul dëgg ma joxe benn exemple ñun APLES inscription ñun commencé na ñun ñu ngi inscrire élèves yi fi mu ne nii ñun suñu inscription 2023 commencé na mois de novembre ku fi bëgg a jàngee nga bëgg a def bac balaa novembre inscrire occasion la ma waxale ko balaa novembre inscrire en tout cas fin octobre inscription terminale jeex na APLES incha allahu rabbi déjà suñuy terminal dañoo bëri woon dañ koy wàññi ren moo tax fin te déjà nii may wax ak yow su ma juumul benn terminal bi fees na mooy waa L2 yi parce que suñuy élèves lañ ñoo leen formé te ñu ci bëri ci ñoom fii lañ resté waat ñoom ay produits école bi lañ ñoom rek boo lay regroupé benn bi fees na am na ñoo xam ne daf nañ bac amuñu ñoom produit école bi lañ fii la ñuy toogaat booleeg nag suñu ñi nga xamante ni dañ fiy ñëw am moyenne yu baax ak recommandation yi ak ñi fi waroon a ñëw te amuñu woon chance ndax fees mu wóor ñun moom novembre ku bëgg a jàngee APLES daf ko balaa novembre suñuy inscription démarré nañ ko novembre moom fu mu jotee on arrête tout parce que dañu am problème mu place déjà APLES ñun xam nañ école boo xam ne 500 ba 600 ba 700 élèves ñoo fay nekk kon nag école bu mag la du école bu ndaw te école bu mag nag aussi boo engagé woo ci ay parents fexeel bul topp nombre bi di jël qualité bi daf ci am solo ñun ren on était à 600 et quelques élèves am na école yoo xam ne amuñu 200 élèves léegi yow nga àgg 600 élèves da nga koy santaatee yàlla nga xamante ni am na ay kilifa yu jël seen doom dénk la kon nag su ko defee ñu góorgóorlu ci côté boobu noonu parents li ma bëgg a wax daal mooy waajur même ba ci paiement yi yenn saa ngi gis ci parent boo xam ne daf may mere man du ñëpp nag mais bëriwul ay quelques parents yu raar la ci jaral na leen ab 5000 ñu xuloo boo xamante ni xam nañ ne du dëgg ñun fii ku fi inscrire école yu bëri nag bokkuñu am na école yoo xam ne booy inscrire dañ naan la weer bu mujj ba ci inscription bi la bokk ñun suñu école weer bu mujj bi bokku ci weer bu njëkk bi moo ci bokk ci biir inscription bi ñun ça veut dire que da ngay jiital soo ko jàng doo jàng ba pare soo ko fay booy inscrire octobre sa biir octobre bi li nga war a jàng lépp mu ngi ci biir inscription bi bu octobre bu deewee dangaa war a fay ñun fii nii ay millions lañ fiy fay ay millions la ñuy fay personnel beeg location yeeg yëpp dafa metti parents yi ñoo ñuy war di jàppale mais yenn saa nit xuloo yow ci ab téeméer nit xuloo yow ci ab 1000 francs boo xam ne yow boo ko yëgee da ngay rus yaay xëcc sa poos woo doom ji mu ñëw nga ne ko demal fay te bu kenn xam ne maa la ko jox xaalis du dara digg nit ak nit vraiment dëgg moo ci ëpp solo xaalis du dara xaalis mënut a apporter nit dara bëgg naa parent balaa moo ngëti di xultu comme mère kay déglu ay doomam parce que doom yu bëri ay truand lañ fii élève boo fi jox xaalisam ne ko demal fay day truande yaayam wala papaam dinañ ko dàq une semaine ñaata parent ñoo lay dal yow doo jékki-jékki nga xam kii faye ko nga véev ko xaalis bi boo demee nga ne monsieur diw na la yónnee sama reçu
moo gën a yomb vérifié ko bu élève bi ñëwee ñu yokk reçu mu bañ a jaar ci loxoom ndax élèves yi ci bëri dañoo dëng du ñëpp nag démb ñu ngi may tuddal fii élève boo xamante ni le 22 lañ koy jox xaalis le 23 chaque le 23 lay fay si te weer wi deewagul kooku kan moo ko gën a jub tey fu mu ne nii am na bac yàlla démb rek lañ may woo naan ma am na deuxième tour ba comptable moo ma koy waxaal na ma kooku il fallait que mu am ndax jub gi mu jub moo ma jaaxal musuñu kaa wax ci affaire fay dara bëri na ci ay morom fii am na parents yoo xam ne nii may wax ak yow nii balaa weer bi di dee dina ñëw fay at mi yëpp te école ubbeegul ñun am ñu problème boobu ñooñu kenn du inquiété seen doom mais ki nga xamante ni day taaba comprendre nañ ko fii ñun xam nañ liñ fiy dundee ndax social am na fi compréhension am na fi sama diggante ak nit man défier naa Thiès ku ma sa toog ne loo ma yoral man défier naa la ku ma sa toog ne loo ma lekkal man samay wax xaalis bokku ci jigéen bokku ci dëgg ñu ànd ci dëgg nekk ci dëgg yàlla kese moo fi nekk. yàlla kese moo fi nekk dégg ngeen li DG wax tey ji mu nekkoon nag waxtaan bu am solo fii ci Aplex ci Baye Gana Kébé ñu gën ko xam ci académie du ñu dem rek ku baax l'émission tire à sa fin léegi nag ñu bàyyi la rek xanaa looy tëjee ak looy wax ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan. di féliciter ñi am BFM ak bac di wax ñi ko amul nañu muñ yàlla jeexul yàlla kese moo fi ne te yàlla dencal na leen xëy na lu ëpp loolu di wax waajur yi sama xol sedd na ci ñoom kontaan naa ci ànd bi ñu àndu dëgg la ànd nawle la ñu ci bëri ci seen doom la ñu xamante fii mais tey kóllëre gi ma liyee ak ñoom wax dëgg yàlla kenn mënatu ko dab dara mënatu ko dab muy surtout jigéen ñi nag yaay yi man yaay yeey samay xarit te toujours bu may yedd xale yu jigéen yi dama naan leen xale yi rawante yépp ci seen yaay yi lañ rawante parce que yaay moom dafa xaw a sacré dafa sacré yaay moom da nga koy fonk jox ko li nga moom foo génn ñu bëgg la respecté la waaw te borom nday ju baax day metti mais du daanu mukk du tumuraak mukk du torox mukk ci àdduna kon nag yaay yooyu yëpp maa ngi leen di gërëm papa yi it sama papa moom mooy loolu talul kenn mais papa yi baay te it maa ngi leen di wax yeneen merci beaucoup ci confiance bi xamante nañu samay gaayen lañu waaw xale yi aussi école mu ngi waaj a ubbi cours de vacances day commencer fii à la place amul ku fiy jàngee ak ku fi jàngeewul ñun daal ku yaru mën nañoo def ak yow ku xamadi moom demal wuti beneen école boo jàngee ñun ñu féetewoo ak yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan à travers Thiès Média tey lii lañ leen indiloon ci école bi nga xamante ni moom la ñu woowee académie Baye Gana Kébé ñu gën ko xam ci turu Aplex aussi indi nag vraiment ay résultats yu mucc ayib ci bac bi ak ci BFM bi ñuy nag vraiment di lancer un appel aux parents d'élèves yi nga xamante ni war nañu indi seen ay doom ñu ñëw jànge si fii ci école bi nañ leen indi tax xam ni fii rigueur moom moo fi am liggéey moo fi am amul caaxaan ñu ko fi teg nag di doomu Thiès mu nekk nag le DG Lom mu nekk nag koo xamante ne mën nañu sax pàppale ci xale yi bu ngeen gisee li ñu leen indil tamit ci coulisses yi gis ngeen professeurs yi li ñu leen wax gis ngeen élèves yi li ñu leen wax gis ngeen secrétariat bi aussi gis ngeen fi nga xamante ni aussi mooy comptable bi li mu leen indil mu nekk nag loo xamante ni amul fenn fii du ci Aplex rek lay xewee kon nag ñuy def rek mbokk yeeg xarit yi yéen ñi nga xamante ni seen doom yi ñëwaguñ fexe leen indi leen ñu ñëw inscrit fii ci Aplex di jaajëfal li nga xamante ni moo nekkoon nag ci caméra bi ñu naan ko Fatou moom ndeysaan def ci liggéey bu mucc ayib jaar région fekk fa ki nga xamante ni mooy Abdou Fatah moom tamit di leen ñaanal nag ñu am gudd fan ak wéggu yaram woo nañu waa Thiès ñëw leen Aplex ngeen inscrit mbokk yi xarit yi ba beneen numéro incha allah merci beaucoup.